tout d'abord ngeen may ma féliciter son excellence le président Macky Sall wax dëgg yàlla ñu bëri wax nañu ko fii ci li nga xamante ne def na ko ci li jëm ci enseignement arabe islamique muy nag loo xamante ne ñun contrat bi ñu lié ak le président Macky Sall dama koy wax président Macky Sall benn contrat moo ñu lié ak moom mooy suñu diggante ak arabisants yi li nga xamante ne mooy suñuy mutaalabaat ak suñuy xuquuq maanaam suñu yitte ak suñuy àq ak suñu yelleef ñu jot ko te c'est pense que ne wax dëgg yàlla li gënoon a jafe loo xam ne depuis 1960 ba léegi ñu ngi koy xeex def na ko mooy di waxtaane problème arabisants yi au niveau des conseils des ministres di joxe ay directives nañu régler situation arabisants yi lu jëm ci wàllu financement ci wàllu formation ak yeneen muy lu ama solo loo xamante ne wax dëgg yàlla bu fa yomoon rek mu neex mais xam naa ne du yem foofu loolu moo tax wax dëgg yàlla li directeur wax sànq li taxoon ñu ànd ak président Macky Sall rëcc wuñ ko li taxoon aussi ñu gëm politique am projet rëcc wuñ ko parce que président la boo xamante ne day bàyyi fu nekk xel day bàyyi ñëpp xel ah réew nag soo ko jiitee c'est parce que ne da ngay yemale doomu réew yëpp te si président Macky Sall ci loolu la ne ah beneen monsieur le directeur boo demee nga waxal ñu le président Macky Sall xool sedd na ci moom sant nañ ko gërëm nañ ko amati nañu yaakaar mais gin nañu amate yaakaar ne ah voilà yàlla def mu fiy jóge problème yi arabisants yi amul yëpp dana régler kàddu googu lañu lay yóbbanti ci moom nga waxal ñu ko wax ko ne wax dëgg yàlla acte yi mu def acte yu fort la tax na arabisants yu bare bari ah gin nañu joxaat politique am bët gin nañu ko bàyyi xel gin nañu ko soutenir bu loolu weesoo di sant waa DER bu baax ci li nga xamante ne def nañu ko li ñu def nag seen wareef la li ñu war a def la parce que jàpp nañ ne arabisants yi ci réew mi lañ bokk dañuy fay ay impôt fii la ñu juddoo ay doomu réew mi lañ fii la ñu jàngee lépp loo xamante ne doomu réew yépp a ko bokk ñoom dañ cee war a am cër donc loolu moo tax wax dëgg yàlla bi ñu demee waxtaan ak ñoom ci projet bi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom la ñu bëggal ci arabisants yi Sénégal yépp buñ ne arabisants comme ni ko Oustaz Abi waxee ñu nekk ci daara yi ñu nekk ci école bi ñu nekk fu nekk képp kuy yëngu ci wàllu culture arabo-islamique rek ci nga bokk ñu fexe ñuy am ci financement yi parce que jàpp naa ne bu dee leb fay rek la arabisants yi sëriñ daara yi kenn gënu leen a ragal yàlla kenn gënu leen a jullite kenn gënu leen a mën a leb fay moo tax ñu bëgg madame Diakhaté bu ngeen demee ngeen xamal ne monsieur le ministre wax dëgg yàlla li mu def xeebuñu ko dool ñu ngi koy ndokkeel ci loolu di waaye nag arabisants yi ñoo bëri fi may wax ne 12000 demandeurs d'emploi depuis 2014 ba léegi ñu ngi ci marché bi loolu war nañu leen beral benn ligne de financement comme ni ko Ibrahima Sène di waxee ñu fexe xool naka la ñuy jëfandikoo finance islamique ba nga xamante ne arabisants yi ak sëriñ daara yi danañu gën a ñeme DER pour que aussi dana gën a mën a yokk visibilité DER ci côté kër sëriñ si ci famille religieuse yi ñu mën a porter communication parce que am na ñu bëree bëri dañu jàpp ne DER daal alal bu ñuy may la rek boo lebee loo fay te loolu amul loolu nag jàpp naa ne kilifa yi nga xamante ay porteur de voix lañu war nañu fexe ñooñu ñu leen ci impliqué di waxtaan ak ñoom ci loolu pour que ñu mën cee dugal seen loxo bëgg nañu le ministre Pape Amadou Sarr mu waxtaan le président Macky Sall mu mettre à la disposition de DER 2 milliards wala 3 milliards uniquement ligne budgétaire pour financement arabisants yi loolu wax dëgg yàlla loo xamante ne priorité la lu ñu war a jëmbat la donc je pense que ne bu ñu jëmee ci jógee ci ndaje bi danañu xool naka la ñu gën a waxtaanee ci ay séminaire ci ay propositions ay réflexions yu xóot a xóot pour que loolu am ñu mën a capter ay fonds yoo xamante ne mu ngi jóge ci monde arabe bi di dugg ci Sénégal te ñu koy def ci yeneen ak yeneen te gis na ne lii ci priorité la loolu benn la beneen bi soxla nañu ay séminaire de formation renforcement de capacité li jëm ci côté lépp xaalis di fay neex na mais ku am projet war nañu la former ci projet bi ci domaine boo yëngu ku ci mel ni Khalil Thiam male am na xam-xam ci benn domaine ñu xool naka lañ koy fekkisee dafal ko benn formation renforcer les capacités ci domaine bi nga xamante ne moom lay yëngu ba nga xamante ne buñ ko joxee xaalis bi mu jot dana mën a ci am ci dara fay lebaat dana permettre ñi nga xamante ne aussi leba bu ñu woon bu ñu lebee pour que ñu mën a xam seen projet bi ñu yor fan lañ ko def parce que am ñoo xam ne idée bi la ñu yor mais dañuy ragal bu ñu jëlee xaalis bi duñ ko mën a liggéey duñ ko wala fay beeg yooyu mais bu ñu leen defalee ay formation ci wàllu entrepreneuriat ci wàllu
éducation financière comme li ngeen wax sànq dana leen dimbale ba nga xamante ne danañu mën a yokk ci seen côté financement bi. beneen bi mooy gis nañu ne secteurs yu bare ñu ngi fi ci biir réew mi pour arabisants yi accéder fa du yoon dafa metti moo tax président joxe ay ndigal nañu xool naka la ñuy xoolaate système bi nga xamante ne moom la ñuy tëgg njàngum arabe islamique Sénégal pour que arabisants yi mën a am accès yu bari. mais ñun actuellement comme li ma wax sànq li gën a doon priorité ñun actuellement mooy ñi nga xamante ne am nañu ay diplôme ba pare ñenn ñi am nañu ay formation ñenn ñi amul formation naka la ñuy def ñooñu ñu fexe ñooñu moom ñu lijjanti leen balaa ñu wax ci ñeneen ñi am nañu fi amoon ay bac balaa bac unique bii di ñëw ñooñu am ay xam-xam nekk ay jeunes naka la ñuy xool ñooñu ñu mën a accéder ci financement am nañu yor ay suuf am nañu yor ay projet am nañu bëgg a def poulailler am nañu bëgg a def yeneen ay yu bare ñu fexe naka la ñuy barale financement yi pour que ñooñu ñu mën a accéder ci financement yi. beneen bi mooy ci procédure de financement yi maanaam ni ñuy joxe financement yi vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax ci 2 mois 1 mois et quelque nga jot financement bi boo defee procédure bi loolu am na solo mais ñu ngi ñaan waa DER ñu gën a aussi vigilant ci par rapport ci structure yi nga xamante ne financière yi nga xamante fa la ñuy jaarale projet yi maanaam ñu gën a ñoom it comme ni DER di affaire yi di gaawee ñoom it ñu gën a gaawal procédure bi les banques là ngeen gën leen di soññ nga xamante ne ñuy gën a def yitte ci projet yi parce que léeg-léeg da ngeen leen di jox liste yi jox leen financement yi mais dañuy jël benn durée bu yàgg léeg-léeg ñu naan la dañ la woo gannaaw suba ngay dem di jaabandi loolu aussi bëgg nañ daal ngeen bàyyi sa xel parce que dañ jàpp nañ daal fu yéen ni ngeen efficace liggéey bu am solo bi ngeen di def warut a yeex fenn loolu aussi bëgg nañ ko fi may jeexale nag mooy di leen sant bu baax parce que lii yombul di wax ne nag am na plus de 500 wala 700 yoo xamante ne ñu ngi liste d'attente yi di xaar financement yi bëgg nañ daal à partir de lundi wala mardi bu ñu boucler 50 yi desoon ñu fexe aussi ubbilaat ñu wax directeur mu ubbilaat beneen liste boo xam ne 3e liste bi pour que ñeneen ñi bëgg a am ay financement ñu am ko loolu daal madame Diakhité lañ leen doon yóbbandi wax ne vraiment kontaan nañ ci yéen di sant mon frère Biram nag mënuma wax ci moom parce que depuis mu jàpp bi léegi bàyyiwul loolu gor a koy def président Macky Sall bu amoon waxuma la daal ñaar de waaye keneen rek ku mel ni moom wax dëgg yàlla billaahi président mën naa ne tey li mu liggéey ci réew mi ni mu baree résultat yi mu def bu amoon kenn ku mel ni moom rek coow li ngeen fiy dégg yëpp du ngeen ko dégg un homme de bien et de bien nit ku baax la nit ku disponible la moom laa gis nit koo xam ne ku nekk xam na téléphone ni mu mel mais bu xesee jël sa numéro benn yoon jarul sax mu koy enregistré loolu jittee koy def képp ku ko woo boo ko jotul dana la waat laaj la lan la problème boo am xam naa tey yu ay junne mën naa ne ay téeméeri nit yoo xamante ne moo réglé seen problème ma sàmba yëgul ma demba yëgul képp problème bu mu yem mu dem ne président lii ak lii te jàpp naa ne lii lañ fi waxtaane dana yëgg président man xam naa ko su ma ko waxee sax day mel ni relation bi mu am ci man la am ak Abdoul kii Faye mii loolu la am ak seen loolu la am ak ndaw parti bi yëpp képp koo xamante ne xam na ne yaa ngi liggéeyal président poste tiitalu ko ndomb tànk tiitalu ko bëgg pouvoir tiitalu ko wut base boo xamante ne di mbubboo président di wut base tiitalu ko lenn moo ko soxal mooy réussite du président lenn dana la ko jàppe képp ku mu xam ne yow bëgg nga président bëgg na la li ko boole président du politique tey man jàpp naa ne ñi gën a sacrifier seen avenir sacrifier seen dund tey li ma koy faral di tooñee bu ñu mënoon a génne ay image 2012 yi 2011 yi métti woon na trop bi bopp yi di toj xeer yi di dal deret bi di sotteeku fu ne te musu ci dellu gannaaw loolu dañ ko koy sante man ci loolu laa ko jàppee loolu laa ko nawee moo tax bépp programme bu ñu xewle su ñëwul teew rek sama xel du dal vraiment directeur ñu ngi lay sant lancé bi nga nekk yal na ci yàlla taxaw yàlla sàmm la ci aar la ci bëri na ay ministre ak directeur yi ñu invité woon pour que ñu ñëw fekkee bés bi mais ñu ci bari comme ni ma koy waxee ay calcul politique ay kii ak yooyu noonu du finalement dañuy excuser wu mais moom lépp loo xamante ne luy defal président rek day ñëw teew loolu nag ñu ngi leen koy xamal képp ku am soxla fexeel na ciy jot problème boo mën a am ngay arabisa ngay oustaz jàpp naa ne bu ci jotee bu réglé wul 50% aussi 30% yi dana réglé loolu moom dama ko fi seedal di wax ne ji nga ñu ngor ji nga ñu teraanga jàpp nañ la ngir loolu di wax ne aussi waa DER maa ngi guddal di leen sant